bu baax ci àjjuma ji ci télévision Futurs Médias di ñëwaat rek ci soir d'info dernier numéro de la semaine waxtaanee actualité ni ñu koy defee saa su nekk waaye tey nag dañuy waxtaanee tàggat yaram ndax xam naa bi la passé la ma doon wax Cheikh Tidiane moo tax tey mu lijjantil ma actualité ci wàllu sport indi ko fi moo tax du ñàkk dinañ dalal ci kanam Abdou Aziz Gueye nekk président US Ouakam bu ko defee rek ñu dellusiwaat ci décision bi nga xam ni comité exécutif bu fédération sénégalaise de football jël na ko. jëmee ko ci saison bi nga xamante ne ren dafay nul donc bu fi teewee rek ñu xool conséquences yi nga xamante ne am na ko ci club yeeg ñoom seen waaye comme Cheikh a ngi fi bu waxtu boobu jotee rek Cheikh Tidiane damay génn. gannaaw bu ma la nuyoo ma bàyyi la ak plateau. maa ngi lay sa yëf la voilà mi ngi noonu Aram di la jaajëfal di la nuyu di nuyu aussi mbokku téléspectateurs yu télévision Futurs Médias am mbégte loolu comme d'habitude vendredi daal di ñëw fii seq ak yéen waxtaan te am yaakaar yi tamit ngëneel dina ci jóg incha allah. jërëjëf gannaaw 20h bi lay doon bu ko defee ñu gën a yaatal dinañ ñëwit ci xibaar yi ci wolof pàcc bu njëkk bi ñu jagleel ko tout tànk yi ndax nag xam nañ ni bi feebar bi duggee ci réew mi ba léegi di mbas mi dañoo taxawal en tout cas kilifa yi ab projet d'urgence jagleel ko ndaw yi nu ñuy def ba aar leen ci jamono ji nga xamante ne ci la ñu nekk boobaak léegi nag lan lañ ci jot a def ak fan lañ ci toll moo tax tey ñu dalal secrétaire général bu ministère de la femme de la famille du genre et de la protection des enfants mu di Mame Ngor Diouf monsieur Diouf dala jàmm ci plateau bi. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum ñu leen di ziar bu baax soxna Ndeye Aram ak sëñ Cheikh Tidiane. di leen nuyu di leen ziar di rafetlu invitation. mu ngoog nañ ko waxee boobaak léegi bañ ko dooree tey dingi nañu yenn mesures yi ñu tegoon moo xam état d'urgence bi ak it li nga xam ne moo nekkoon couvre-feu bi waaye teewul liggéey gi xam naa mu ngi door boobaak léegi ba ñu doon defal tey ab xayma ci natt fan ngeen toll ci liggéey. alors maa ngi lay gërëm bu baax di jël kàddu ci turu soxna Salimata Diop Dieng muy jëriñ bi yore wàllu jigéen ñi njaboot gi ak kaaraangu xale yi. mu ànd ci tam ak naataangoom yi liggéey ci gouvernement bi ñuy wàllu intérieur wàllu justice wàllu wér-gi-yaram ak affaires étrangères ñoom ñëpp depuis presque 3 mois ci ndigalu chef de l'État président Macky Sall donc dañu taxaw temm ci biir gouvernement bi pour fexe ñu aar xale yëpp ci mbas mi et ci loolu xale yi nekk ci mbedd bi yëpp tam ñu génne leen ci mbedd bi delloo leen ci seeni waajur loolu mu nekk projet protection d'urgence des enfants contre le Covid ñu tuddee ko 0 enfant dans la rue. projet boobu nag mi ngi dox ba léegi donc benn yoon taxawuñ ci et ci biir Sénégal yëpp itam lañ koy lawal ñu tënk ko ci ñaari bànqaas yoo xam ne nii bu njëkk ci niveau central maanaam ci biir Dakar ministère yi muy wax yëpp dañ ci lëkkaloo ànd ceeg waa société civile ak partenaires yi mais li gën a am solo projet bi dañ koy doxal ci gox yi ak goxaan yi ndaxte gouverneur ñoo koy gunge mais préfet ci seen bopp ñoo jiite kuréel bu ñuy wax comité départemental protection de l'enfant ñoom ñooy saytu di planifier di dérouler opération yi et li am solo ci projet bi nag mooy dañu wax ne nañu encourager le retour volontaire maanaam ak mbas mi dañu war a def kéem kàttan pour aar xale yi et ni ñu leen di gën a mën a aare mooy jëlee leen ci mbedd bi yóbbu leen ci seen waajur yi donc retour volontaire mooy li ñu gën a encouragé et loolu ñu ciy dox tam di rafetlu bu baax bépp sëriñu daara wala ku yor tout tànk ànd ci d'accord ci ak gouvernement bi. ci wàllu xayma tey boo ñu doon defal ay chiffres lan lay doon ñi nga xam ne jot ngeen leen génne ci mbedd bi. alors chiffres yi am na solo mais li gën a am solo mooy volonté bi gouvernement bi am ak joxoñ bi président joxoñ ne nañ génn xale yépp ci mbedd mi rawatina ci mbas mi. et li gën a am solo tey mooy askan bi yëpp moo rafetlu lu gouvernement def tam encouragé ko mu continuer liggéey bi liggéey bi mi ngi dox ci biir Sénégal yëpp tey fi ñuy waxee yow gën gaa tuuti bi ñu ko commencé ba léegi lu juróomi junney xale gën na leen ci mbedd mi ci juróomi junney gën gaa tuuti ñetti junni delloo nañ ci seeni waajur yi. et liggéey mi ngi continuer ci région yëpp. bërki dem jot nañu ay rapport Bounkiling jot nañu ay rapport Bignona semaine bële pass dem nañ Thiès ci programme boo xam ne ni juróom-ñaar Thiès ak Mbour rek juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukki xale yoo xam ne ñu leen di waajal pour ñu dellu seen kër yi et ci Sénégal yëpp liggéey mi ngi continuer et loolu bu ñu waxee 0 enfant daal mooy benn xale bu des ci mbedd bi donc mooy dañu war a gën a lawal jéego yi gën ko gaawal tam pour aar leen ci mbas mi mais même mbas mi passé tam war nañ fexe benn xale bu des ci mbedd bi. alors monsieur le secrétaire général man peut-être question bi nga xam ne moom laa la bëggoon posé moo di yaa ngi koy wax tout à l'heure si say propos comme quoi que ni dafay doon un retrait volontaire maanaam ci kaw itam sëriñu daara yi nangu maanaam collaborer ak ñi nga xam ñoo di état te xam nañu état aussi am na ay forces de répression yi nga xamante ne tey jii nii
lu ma bëgg war naa mën a am mais teewul ba tey yéen a ngi ci wax nga ko am na ay xale yu bëri nga xam te retiré nañu ci mbedd mi waaye teewul ba tey yi gis nañu ni qu'il y a encore des enfants yi nga xam te ne ñu ngi ci mbedd mi surtout boo koy remarque au niveau des feux de signalisation da koy faral di gis donc on a l'impression que même fekkente ne am na ay jéego yi nga xam ne def ngeen ko ba tey xale yi ñu ngi ci mbedd mi rawatina fii nii ci Ndakaaru dëgg la xale yi ñu ngi ci mbedd bi loolu ñu ngi ko gis mais comme dañ nekk ci processus maanaam ci yoon lañ nekk ndar xëyul sotti comme ni ñu koy waxee jafe-jafe du ñàkk gàllankoor du ñàkk dañuy doxal di saytu di jubanti di gën a gaawal mbir yi boo seetloo retour volontaire dama ndax moom lañ privilégié maanaam tey xel nanguwul xale yi di taxawaale ci mbedd bi rawat na jamonoy mbas bi kuñ ko waxul sax yaa ko war a defal sa bopp et comme gouvernement teg dañu xam ne lépp lu ñuy def président de la République dafa santaane ñu diisoo ko waxtaan ak askan bi ak acteurs yi mu sant madame le ministre ak collègue am yëpp ñu waxtaan ak acteurs daara yëpp acteurs yi wàll ci wàllu yi yëm ci wàllu protection de l'enfant pour ñu àndandoo génn xale ci mbedd bi et bu ñu waxee loolu nag dañu tàllal loxo ministre bi ñaan bépp sëriñ daara boo xam ne ci jamono bii mënoo téye xale yi anam ya ñu nekk rafetul dëppawul ak li mbas mi laaj ñu fexe yi ñu gouvernement jàppale ci fànn yëpp ñu delloo leen. mais yéen kay xëy na mbas mi dafa ñëw rek dolli ko ci mais avant cela amoo ngeen projet bi nga xam ne da ngeen ko taxawaloon pour retirer les enfants de la rue donc tey jii dama jàpp ni mbas mi donte c'est un événement malheureux mais aussi c'est une occasion réelle aussi pour que ngeen saisir cette opportunité jëlee xale yi définitivement ci mbedd mi. effectivement loolu mooy zéro enfant dans la rue mais surtout la ñu wax surtout ci jamonoy Covid rawatina jamonoy mbas mi et 3 mois voire 4 mois avant mbas mi président de la République waxoon na nañu génn xale yëpp ci mbedd bi et ci loolu gouvernement ministère yëpp lëkkaloo woon nañ def ay réunion ba ñu lal plan d'action waxtaan ci acteurs daara yëpp nag même ci kilifa diine yi am na ci waxtaanal ba laloon plan boobu avant ñu koy démarrer normalement début mars au plus tard lañ ko waroon démarrer la mbas mi ñëw ni ñu ko tërale woon ñu différé ni ñu ko tërale woon mais mbas mi ñëw dafa tax ñu gën a accélérer mais également gën a def focus ci aar xale yi ci feebar bi et pour loolu nag lépp lu ci jumtukaay wala lépp lu ci pexe dañ koy boole ànd ci acteurs yëpp tey booy xool ci liggéey boobu biñ ko doxalee ci biir Sénégal président de la République daf ko rafetlu ba pare wax nañu def dispositif spécial pour génn xale yëpp ci mbedd bi gën leen aar loolu mi ngi ko wax conseil des ministres bu 29 avril ba mu ko defee gouvernement daf ciy waxtaanaat ñu xool nan lañ gën a jubantee nan lañ gën a war a barale mbir yi ñu waxtaan ci ak partenaires ak acteurs yi le 7 mai ñu lancé dispositif boobu et ñu ne duñu yem rek ci retour volontaire pour répondre sa question bi léegi ñu ne non seulement retour volontaire dañ koy continuer encourager parce que ku bëgg a dem duñ la bund xatal duñ la fitnaal yaay nangu gouvernement dina saytu xale yi xool ndax dara dal leen dina la jàppale ci loo xam ne nii mooy seen dund pour ñu dem wala seen wér-gu-yaram jàppale ci lu ñuy sol jàppale ci lu leen di yóbbu te muy paase muy transport gouvernement moo ko gàddu te ba ñuy dem ci seen kër yi mais nag ci dispositif spécial dañ ne duñu yem rek ci retour volontaire bépp xale bu ñu fekk ci mbedd bi systématiquement dañ koy retirer bépp xale bu nekk tam nekk na ci anam yoo xam ne nii même muy daara wala fu ñu ko téyee te loolu dëppoo li mbas mi laaj ci ay mesures barrières kooku dañ koy jëlee itam yóbbu ko ci ay waajuram ñu tekki ne tam xale yi nga xam ne dañu jóge bitim réew tam ñu boole leen war nañ leen saytu mettre leen à l'abri maanaam def leen ci ay centres yoo xam ne dañ ko saytu gouvernement bi ministère de la justice ak ay mooy ñëpp joxe ay place ñu dugal leen fi waajal leen bu frontière yi ubbeekoo ñu delloo leen donc tey dispositif bi dafay intégrer retour volontaire mais intégrer retour forcé bu dee xale yi nañu nekkee dëppawul ak yoon dëppawul ak diine te wàccewul ak mesure barrières yi. xale yi nga xam ne dëkkuñu ci réew mi ñu ngi fi ba léegi ci centre yi di xaar ñu tijji frontière yi wala ni alors am nañu ñuy xaar am nañu dem seen dëkk am na xale yoo xam ne nii ci côté Gambie ñu nekkoon ci frontière bi ci jokkaloo bi ñu am ak waa Gambie ak acteurs communautaires yi am na ñu jot a yóbbu Gambie mais li ëpp ci loo boobu tey lu toll ci ay ñaar téeméer ak ñaar ñu ngi ci centre yi gàtteewaay bi yàggoon mais comme ni nga ko wax dañu tëjoon frontières yi. protocole sanitaire bi ci war dafa laaj ay xarañ ak ay jokkaloo nañ ko nangoo ci bitim réew ak ni ñu koy nangoo fi dañ ko war a saytu mais tey fi may wax ak yow nii matuwaay yëpp def nañ ko ndax dañu dugal ministère affaires étrangères ci processus bi au lieu itam ku nekk di jéem a yóbbu nu mu la neexee ñu dugal ambassade ci seen bopp rawatina ambassade Gambie ambassade Guinée Bissau ambassade Guinée ak ambassade Mali jokkoo nañ ak ñoom ci ndimbal affaires étrangères def ak ñoom ay concertation diplomatique ci question bi tey ñoom ñëpp d'accord nañ ak gouvernement Sénégal sant ko gërëm ko ci liggéey bi ñu def aar seen doom te àndoon nañ d'accord nañ pour delloo xale yi démb ma jeexal ci lool la ñu waroon def premier convoi bi pour yóbbu xale yi Gambie yi et noonu lañ ko planifié ñoom ñoo ñaan ñu may leen dat tuuti bu ko defee li këyit yi leen war a yóbbu maanaam sauf conduit ak ñu wax waa Gambie itam gouvernement bi matuwaay ci war yëpp
et li ci gën a am solo tey am nañ ci lëkkaloo bi ay partenaires ak ERAO maanaam mécanisme au niveau de l'Afrique de l'Ouest saytu nañ xale yooyu xam nañ fu ñu leen di yóbbu bu ñu àggee Gambie wala Mali ci ay centre ak nan la ñuy def ba yóbbu leen ci seen kër yi donc loolu lépp yemb na protocole yi d'accord nañ ci sauf-conduit yi ambassade ñi ngi koy def di ko saytu koppar yi leen war a yóbbu itam ànd nañ ci ak partenaires yi au commissariat ak OIM ak même ERAO Endangered Action pour yóbbu leen dans les meilleurs délais et bu loolu weesoo d'accord nañ dañuy lal waxtaan gën a lëkkaloo pour xale yooyu bu ñu leen yóbboo du ñu bëtaat frontières yi ñëw même bas mi jeexee maanaam ci wàllu CEDEAO question protection la mais question de sécurité la te dañuy lëkkaloo pour éviter xale yi di bëtt frontières yi di ñëwaat même mbas mi passé. retour volontaire la ñu wax te bu ñu nee retour volontaire naam bu dee ñenn ñi yóbbu nañ leen seen kër mais am na si ñoo xamante ne xëy na tamit na seen kër yi bindoo moo taxoon ñu daw génn ci mbedd bi foofu it lan ngeen jël comme dispositif pour ñi nga xamante ne xëy na seen kër yi wala bërëb yi ñu war a dal mateewul pour ñu nekk fa ci anam yi gën. mooy li ma la wax bu dee ni ay mbooloo la ak dajaloo bu ñu nekkee ci kër wala ñu nekk ci jàngukaay boo xam ne nii li mu laaj ci matuwaay pour xeex mbas mi maanaam di raxasu ba set di takk masque wala def distance yi bunul nekk ca béréb ba ñu nekk mais loolu waruñu ko seetaan foofu laay wax ne boobaa nag xale bu nekk ci condition ni sécurité am ak santé am wala vraiment salubrité bi matul. gouvernement da jël matuwaay ci biir CDP yi may comité département protection enfant préfet jiite ko ñoom ñooy dem saytu place boobu et bu matuwaay yi amul dañuy jël xale yooyu bu ci borom daara bi àndee wala kii ci seen kilifa àndee retour volontaire dañu gunge ko bu ci àndul te matuwaay yi matul état mooy assumer responsabilité am jël xale yooyu def li ci mat yëpp yóbbu leen ci centre yi xool seen wér-gu-yaram toppatoo leen laaj fa ñu dëkk ak service yi ñu delloo leen. centre yooyu ndax am ngeen ci suffisamment pour mën a dalal xale yooyu parce que lim bi nga fi wax sànq 5000 et quelques même bu dee jël nañ ci ñenn yóbbu dañu war a dem biti réew mais yooyu noonu ñu ngi leen di daje tey ci biir centre yi est-ce que condition yooyu yëpp mat na tamit pour daje xale yooyu yëpp ci centre yooyu. alors condition yi moom lépp du mat centre yi itam doyul loolu mooy la réalité tey rek def nañ évaluation ak région Dakar dina ci dikkaat liggéey bu am solo ci sous la présidente madame le ministre ak gouverneur ak préfet yëpp ñoo wax nañ ne place yi doyul centre yi doyul mais li am solo bi ñu lalee programme bi dañuy def ay jumtukaay ministre bi ci boppam moo ne woon fu ñu war a dugal xale dinañ dem saytu ko xool ndax xay na wala xayul am na matukaay ci war am déet bu la wees ñu def fa jumtukaay yëpp muy fu ñu war a tëdd matelas wala ay lu ñu war a raxasoo ak lekk lépp moom moo jiite programme boobu dem saytu centre Cambérène yi ak centre DSPS ak centre Gindi ba ci Sénégal amoon nañ gën gaa tuuti lu mat ay ñaari junney place ci ay centre ñuy gërëm tam waa collectivités territoriales yi mairie yu bëri def nañ kéem kàttan joxe centre yi am rawatina mairie Dakar muy centre socio-éducatif yi mais tam acteur société civile am nañ ay centre ñu raw ni waa COSAYET ñuy yëngu ci wàllu xale yi nekk ci mbedd bi dañu jox seeni centre donc noonu lañu lëkkaloo bu ñu génnee xale ci mbedd bi xam nañ centre yi leen di yóbbu toppatoo leen ab diir pour waajal leen ñu dellu place yooyu nag doy parce que xale yi ci mbedd bi ñoo ëpp centre yi mais comme processus la bu ñu dugalee dañuy programmer yóbbu ñooñu bu ko defee place yi libre ñu commencer opération yi donc loolu système d'organisation la et ñoom ñaax nañ tey ci ndaje bi ñu def gouverneur Dakar par exemple bu ma joxee exemple bi et noonu la amee ci région yëpp moom moo jiite opération yi mais itam gunge préfet yi nga xam ne nii ñoo yor comité yooyu ci biir Dakar rek tey bi ñu xaymaa ñoom am nañ gën gaatu def nañ recensement et loolu lu am solo préfet bu ci nekk dafa ànd comité départemental protection en wax dafa am waa ministère justice am ministère santé am acteur société civile ñu dem xayma ci gox yi ak goxaan yi daara ya fa nekk ginnaaw xayma boobu ñu ràññee daara yi xam ne nii dëppoo nañ ak diine dëppoo li islam santaane dëppoo ak suñuy valeur di def kéem kàttan pour aar xale yi daara yooyu kenn laalu leen daara dañ leen di jàppale nguur gi mooy di jàppale daf ko war a gën a dooleel daara yooyu ñoo dëppoo cosaan di màggal di sargal di toppatoo ndono yi nga xam ne nii suñu kilifa diine yi ñoo ko fi bàyyi. mais secrétaire général man li ma bëggoon wax moo di par rapport ak li nga wax ni say kàddu léegi li ma jot a dégg mooy am na ay daara yi nga xamante ni dañu dëppoo ak charte yi nga xamante ni moom la ñu daal di teg pour mën a def seen liggéey ci anam yi nga xam ne moom lañ ko waree mu méngoog li nga xamante ni moo di suñuy cosaan ak suñuy aada ak itam ci lu jëm ci wàllum organisation yi nga xamante ni moom la ñu imposé donc su ma la déggee aussi il me semble que tamit am na ñeneen ñi nga xamante ni ña ngay def naka sudul noonu te loolu bu ñu ko waxee dañuy dem sous forme d'exploitation des enfants te gis nañu ni que liggéey bi metti na tar na ndax boobu ak léegi ñu ngi ciy wax yàgg na ñu ciy wax retrait des enfants de la rue mais gis nañu ni que la plupart des enfants aussi nga xam ñoom ñoo nekk ci mbedd mi ils sont issus de la sous-région maanaam c'est les pays c'est des pays limitrophes yi nga xam ñoom ñoo wër Sénégal ndax tey jii nii jotul pour que état bi tamit daf fulla fayda taxaw ci temb waxtaanam ñi nga xam ne moo di les pays voisins pour que définitivement ñu téye seen i doom seen i dëkk. oui jot na sëkk moo tax ñu taxaw temb tey dañ taxaw temb tey dépassé nañ naan ndax volonté politique am na wala amul président de la République moo soññ gouvernement bi
benn yoon ñaar yoon ba ñett yoon avant mbas mi wax naa ne li ñu laloon ci programme mbas mi ñëw ñu accéléré ko tey itam côté ministère yi ministère de la famille moo jiite processus bi mais daf ci ànd ak ministère de l'intérieur tey xale bu ñu jëlee ci mbedd yi bu ñu ciy dem dañ ci ànd ak brigade des mineurs dañ ci ànd ak préfet yi ñoo jiite opération gis ngeen ci télé yi gis naa TFM ci télé yëpp nga gis gouverneur wàcc ci terrain bi préfet wàcc ci terrain bi jiite opération yi donc loolu day mandargaal volonté politique bu président de la République bu ministère yi à travers le gouvernement mais gox-goxaan yi autorité administrative préfet ak gouverneur ñu ŋànk ko loolu lu jar rafetlu la te tey mooy wane taxaw temmal la ñuy def maintenant comme processus la laa doon wax léegi dafa am daara ak peut-être ñi mbubboo daara te duñu daara loolu mooy réalité bi amalgame daf ci musa am liggéey bi ñuy def nag du liggéey boo xam ne ni bitim réew ñoo ñu ko sant wala ay experts préfet yi ak CDP yi ñoo dugg gox ak goxaan dañ leen jox ay outils maanaam ay fiche pour ñu xayma daara yi dem nemmeeku leen ràññee daara yi ñu daara yooyu dëppook diine ak cosaan ñooñu dañ leen di jàppale mais ci biir gis nañ ay daara samba bool ñuy mbubboo daara te duñu daara ñoo xam ne dañuy exploité xam loolu moo am loolu ñooñu lan mooy seen taxawaay si loolu taxawaay mooy buñ ci gis ci terrain bi du retour volontaire kuy def lu baax moo tax ña ci àndul retour volontaire ñooñu dañ leen déloger dañoo jël xale yi buñ ci àndul ba pare delloo leen seen i waajur te li ëpp ci xale yi nag Sénégal lañ dëkk nañu waxante dëgg ñi ci nekk affaire ci dëkku sous région bi gaa am na liñ ci jotoon xayma ay ci 300 lay toll 202 yi génn nañ leen des na nag ci biir goxaan yi ak ci biir capitale yi mais dañu ko ne liggéey bi et côté wax naa la pays yi gën a am solo ñeent yooyu ma la wax la ñu ngi ciy lëkkaloo ñoom bon problème waxuma amatul foofu mais d'accord nañ tey pour nan la ñuy liggéeyee pour xale yooyu yëpp dellu mais également ñu def kéem kattan pour fexe du ñu dellu si et loolu ci CEDEAO sax la ñuy yaatal liggéey bi mais coow li biir Sénégal il faut ñu waxante dëgg tey président de la République wax na lu leer gouvernement bi taxaw na temm ak acteurs yëpp préfet yi ak sous-préfet yi taxaw nañ ak gouverneur li des mooy askan bi ñu waxante dëgg opération 0 enfant dans la rue xeexul diine xeexul islam ak daara kenn mënu ko dañ koy dooleel li am solo mooy samba booyee di mbubboo daara yi d'exploiter xale yi guddeeg bëccëg ñooñ dañ leen war a arrêté buñ arrêté wul yoon dañ leen di arrêté et tey nii au retour volontaire bi dañ koy continuer encouragé mais dañ koy dépassé ku nekk lu yoon day dal sa kaw tey maa ngi leen di wax le gouverneur de la région Dakar ministre président réunion d'évaluation résultats yi am ci Dakar rek ñoom ñëpp ñoo dem ci terrain bi et ci biir Dakar ñoom am nañ junni ak ñaar téeméer ak ñeent fukki daara ak juróom-ñeent yoo xam ne nii préfet yi ci ndigalu gouverneur ak CDP ñoo dem recensé ko ñu ràññee daara yi jub ñu leen di jàppale daara yi dëng dañ leen déloger daara yi volontaire ñu jàppale leen et léegi nag li des te gouverneur wax na ko tey mu nekk wax bu rafet dane boobalee ñi ngi ci opération 0 enfant dans la rue te liñ koy dooleele mooy zéro tolérance ou tolérance zéro par rapport a ñuy boo xale yi di leen exploiter. et loolu ñoom am na li ñuy wax police administrative loolu mooy responsabilité état loi bi dañ ko war a appliquer mais premier niveau bi am na niveau communauté parents yi am na ci responsabilité maire yi ak gogaan am na ci responsabilité mais li war ci état biñ ginnaaw bi président jëbalee dogal yi jox ko ministre yi ministre jox nañ ko tey gouverneur yi ak préfet téye nañ ko ñoom ba mu dëgg te dinañ ko doxal ci li nga waxee engagement bi mu ngi fii ak volonté bi pour def waaye dañ fi gis boobaak léegi ba ñuy wax mbirum daara yi kii taaral moderniser fexe ñu méngoo ak li nga xamante ne moom mooy li yoon dafa yàgg donc est-ce que du ngeen dem ba ci biir it mu amaat ay pression ci ginnaaw waxtaan beeg masla bi ngeen delluwaat ginnaaw daal ne nañu xoolaat nu ñuy gën a yaatal bu ko defee fii ak ay at ñu nekkaat di wax même chose laaj bu am solo la bu am solo la maslaha bëri na fi am na fi amalgame bëri na ci également mun naa sax hypocrisie maanaam ñoo xam ne li ñuy wax gëmuñu ko wala nekkul am na ci moo tax ñu distingué nag boo gisee liggéey bii li am solo duñu du li ñuy compter même bu ñu génnoon benn xale ci mbedd bi musal ko ci jàngoro bi wala ci ay danger yóbbu ko ci njabootam loolu jaamu yàlla lu rëy la mais ay junne xalaat la yóbbu nañ leen tey te des na ay junne ñu war a jële ci mbedd bi ci situation yu tar yoo xam dañ leen ci teg et ci loolu nag li ma bëgg a leeral mooy bu ñu waxee am na amalgame wala am na maslaha dafa am ay responsabilité yu bëri d'accord naa ci ak yow parents yi seen bopp dañu bëgg seen doom jàng diine war nañ def kéem kattan gouvernement bi jàppale leen ñu jàng diine mais ca seen gox ak goxaan yi bu loolu weesoo ki nga xam ne nii mooy jël xale yi warul ne moom jox ñu dara di leen yelwaan lool du dëgg du yoon parce que yelwaan diine santaanewu ko islam santaanewu ko te yoon daf ko dàq donc ñooñu dañ koy mbubboo et l'islam daf ko dàq sëriñu diine yëpp
ñi ngi samp suñu tarixe yépp mais ñoom demuñu yaraan loo xale yi ñi koy def ne dañuy yàq daara di boo daara te duñu dara ci daara yi donc liggéey bi def recensement bi mooy tax ku ci nekkul yoon ñu mun la teg ci yoon maintenant ñiy jàppale daara nag ñiy liggéey ci daara yi am na programme yu gouvernement bi lal yooyu ñu ngi ciy dox te dañ koy yaatal bu yaatoo yaatu et li am solo mooy ginnaaw programme yooyu tam li ñuy jàng ci processus bi mooy xale yi ñuy delloo ci gox gi ak goxaan yi bëri na lool même mbas mi jeexee ñooñu waruñu ñëwaat ci Dakar wala ci Thiès wala ca Saint-Louis di jelwaan ci mbedd bi loolu dafa dakk te loolu dañ ko war a dépasser Sénégal gàcce Sénégal la dëppul ak diine ak islam te ci loolu nag madame le ministre ak collègue yi mu yëg sëqal programme yëpp ñaax nañu te ñu ngi ciy liggéey tey wax nañ ko ak waa Dakar dañu war a lal programme bu rëy boo xam ne nii pour gunge xale yooyu ñu dellu ci seen njaboot ji la gunge leen ñu continuer di jàng ca gox ak goxaan yi ñu dëkk jàpp leen ci ay daara yu dëppoo ak jamono ca gox yooyu ba keroog ñuy mën a yaatal daara moderne ci Sénégal yëpp donc loolu programme bu am solo la boo xam ne nii volet réinsertion la te mooy gunge retour bi ak retrait bi. Voilà, juste une question deadline bi. Pour que véritablement Dakar soit nettoyé disons de ces enfants de la rue deadline bi kañ la. alors tey duñu wax deadline. parce que juñu nga léegi ne. une minute on va passer à la pub. alors d'accord donc affaire processus la mais opération duñ ko arrêté tant que Dakar waxuma Dakar Sénégal yëpp mais Dakar mooy capitale bi gouverneur bi tey ci bopp mu wax na loolu duñu taxaw tant que Dakar setul par rapport ak gàllankoor bi nga xam ne ñu ngi koy teg xale yi te du dëgg du yoon te dëppul ak diine ak islam. jërëjëf dinañ dellu siwaat si moom Mame Gor Diouf nekk secrétaire. jërëjëf Cheikh Diop ñu dellu siwaat ci Mame Gor Diouf di secrétaire général bu ministère de la femme wax nañu nag ci li nga xamante ne mooy processus bi nga xam ne yéen a ngi ci nee nga liggéey bi des na te day continuer waaye tey ci wàllu jumtukaay est-ce que moyen yaa ngi fi ak li nga xamante ne soxla ngeen ko pour mën a doxal liggéey boobu. alors moyens yi bi jiitu mooy engagement ak volonté politique bu président de la république ak bu gouvernement bi et moo ñu sas nañ ci dem ba pare mu wax tam nañ ci kuréel yëpp jàpp rawatina ministère du budget ak des finances et bi ñu commencé ba léegi nag vraiment dañu taxaw tem gouvernement bi li ëpp ci koppar yi ñu ñoo ko dugal. lu ma toll ci tey bu ñuy xayma amuñu bilan à ce jour mais gën ngaa ndaw ñaar téeméeri millions ak juróom-ñett fukk dugal nañ ko ci programme bi. et lu toll ci ñaar téeméer ak juróom fukk yi gouvernement Sénégal moo ci def am na yenn partenaires yi ñëw di jàpp mais li am solo tam ñu gis ko mu nekk jafe-jafe mooy partenaires yi ci bëri dañuy dem directement ci terrain bañ a jaar ci lëkkaloog gouvernement bi pour ñu harmoniser intervention yi loolu faiblesse boo xam ne nii bu nañ ko corriger ensemble pour ñu boole doole yi gën a lawal mbir mi am ci résultat bu am solo et may rafetlu également li gën léegi ci élément muy intervention gouverneur de Dakar buy firnde rek ne ñoom taxaw nañ temm te non seulement dañ ko rafetlu mais ministre bi itam ñaax na leen pour ñu gën a góorgóorlu te engagement bi ñu jël mooy benn ñoom dinañ lal plan d'action boo xam ne région Dakar yépp la département bi joxe plan d'action bu ko defee ñu continuer liggéey bi beneen ponk bi chaque semaine dinañ def rapport opération et chaque weer ñu dajaloo tam indi xayma bi pour mën a jubbanti continuer liggéey bi. alors sànq ci biir wax c'est vrai que daara yi la ñu gën a accentuer boo demee am nañ ci wàll bu bëri ci xale yi li ñu nekk si biti mais dafa am ñoo xamante ne mën nañ leen considérer comme ay délinquants est-ce que wàll boobu it dafa am suivi boo xamante ne sur le plan psychosocial di ngeen ko def jëmee ci ndaw yooyu. pàcc bu am solo la mais suivi psychosocial bi xale yëpp la ñoo ko soxla te xale bu ñu jëlee ci mbedd bi dañ koy nemmeeku aar ko yóbbu ko ci centre yooyu ay professionnels ñoo fa ne moo xam ne dañu leen tàggat loolu mooy seen liggéey ay éducateurs spécialisés yu nekk ministère de la DFPS ay travailleurs sociaux ak ay volontaires yu société civile rawatina volontaire waa IMCA waa Croix-Rouge ak ñoo xam ne ni dañ jógee société civile et dañu leen tàggat dañuy saytu xale yi nañ fay nekkee lu ñu fa war a am comme jumtukaay dañu am programme bu ñuy doxal xale yi te xale yi di ci ànd di ci góorgóorlu donc loolu amul benn jafe-jafe li am solo nag mooy xale yi ñu delloo seen waajur itam war nañ leen def suivi foofu service état yi nekk foofu tam dañuy xayma xale yooyu fexe ba ñoom ñu waxtaan ak seen waajur yi def médiation familiale mais tam ñoo leen di gunge pour ñu réinsérer leen donc foofu amul benn jafe-jafe mais li gën a li nga wax mooy xale yi nga xam ne ñoom dañ ci mbedd bi lañ nekkoon loolu am na ci biir programme bi gën ngaa ndaw ay ñaar téeméeri xale ak juróom-ñetti fukk am na ni ci mbedd bi la ñu dëkk fa ñu leen jëlee et loolu toppatoo nañ leen yóbbu leen ci centre yi rawatina lëkkaloo ak waa COSAYED am na ñoo xam ñëpp nañ seen kër ci biir Dakar sax ci banlieue bi ak ci région yi te dañuy continuer di leen saytu ak partenaires yooyu ñoo xam ni waa société civile lañ. Merci beaucoup Mame Gor Diouf, le secrétaire général du ministère de la Femme. On passe à la page publicitaire et juste après retrouver